jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak ñun rajo Futur Média 8h ci studio Eva Mbaye yaatalu xibaar yi ak Dieynaba Seydou Ba ñu ngi leen nuyu Dieynaba. di la fay soxna Anna Rosa. xibaaru suba si li ci gën a fees bokk na ca nag kidnapping ba ñu defoon soxna si nga xamante ni moom mooy Coumba Kane mujj nañ koo gis kon ca Touba démb ñi nga xamante ni ñoom ñoo def ni mel ne nañu ab soxna la ak sofooram Coumba Kane nag déglu nañ ko démb foofee ca commissariat bu Jannatu borom këram di ngeen ko déglu tamit ci biir xibaar yi lu jëm tamit ci wàllum njàng ak njàngale foofee ca Bët Saalum Sénégal ci département bu Oussouye am lu fa xew kon élève moo daal di dóor yu métti jàngalekatam tax nag jàngalekat ya nekk foofile di ko jàppale daal di gedd kon classe yi kon cours amul ni ki démb ca CM kon bu Bukot danañ ko daal di kon déglu itamit ci biir xibaar yi lu jëm nag ci wàllum TER ak ñi nga xamante ñoom ñoo daal di loru ci tabaxin wi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci woowu ña ngay rek daal di sàkku ci ñi jiite kon APIX ñu daal di nag wàccoo ak njiitu réew mi la mu rek daal di bëgg jëmee ko nag ci jox leen seen ay ndàmpaay lu jëm nag ci wàllu woowu am na lu bëri lu ñu fàtte woon ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom kër yi kon TER bi daal di laal njëgub courant gi na mu rek daal di yokkoo dafay wane nag ab lajj ci wàllum politique énergétique loole nag moom mooy gis-gisu cadre ya nekk ci parti réew mi ab symposium di ab lël lañ doon amal ni ki démb xibaar yu bi ci réew ca Guinée Bissau Cour suprême nag di sàkku ci commission nationale des élections mu rek daal di compté waat kon xob yi kon loolu tukkee ci élection présidentielle bi ci bés yi ñu jàll waa PAJC ñoom nag ña ngay daal di ñaawlu résultat yi nga xamante ni daan nañ ko rek fësal tàggat yaram Malal Junior Diagne lay doon yéen kay xëyte ak Mouhamed Alimou Ba Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. système géolocalisation bu waa division des investigations criminelles moo kon tax ñu daal di kon feeñal soxna si di Coumba Kane foofee ca Touba moom soxna soosu am lu toll ci kon ñeenti bant dañu ko sàccoon ca kon kër Mbaye Fall kon ci jamono ji nag mi ngi ci loxoy enquêteur yu commissariat yu Jannatu bu ñu sukkandikoo nag ci élément yu njëkk yu tukkee ci l'enquête bi ña ko rek daal di sàcc maanaam def ko kidnapping moom Coumba Kane ab soxna la ak chauffeuram dañuy dem ba Touba Mbacké fekk fa Marema Diop. soxna si di Coumba Kane ñu ngi ko teg loxo tey ci bëccëg ci garage Daara Jolof bi nekkee ci Touba yoonu Ndindi gaaru ceer bu Daara Jolof mu nekkoon ci yoon bi ni day ñibbi si ñëw Ndakaaru Njaay noonee la ko police bu Touba daal di jàppee ci ndimbalu géolocalisation bu dikk ñu indi ko nag ci commissariat bu Jannatu moom Coumba Kane noonee lañ ko dégloo ci ay waxam nag bañ ko bëggee yóbbu hôpital ngir ñu saytu yaramam nee na nag dara dalu ko saak sax ba mu yoroon ca loxoom amul dara loo xamante ni manqué na ca bagage yooyee moom Coumba Kane nag ci ay waxam nee na ki ko jàpp jigéen la ak ku góor koo xam ne mu ngi ko doon dawalal noonee nag lañ ko ñëwee sànni ci àll Linguère ba foofee xamu fa dara li mu gisoon rek mooy dellu si waat Dakar ci ndimbalu ñi mu doon dajeel ñoo ko wax sax fa mu mën a amee oto ngir ñëw Dakar ba noonee ñu tegee ko loxo Coumba Kane nag di fàttali rek mu ngi nekk waajur si ñeenti tuut tànk ñu ngi ko jàppee woon àllarba ji ca kër Mbay Fall jamono ji ñu ngi ko téye ci police bu Jannatu di xaar rek naka lay mujjee enquête bi sax mu ngi wéyandi Marema Diop fii ci Touba RFM. jaajëf Marema Diop borom këru Coumba Kane moomu nag jot nañu jokkoo ak moom fi ci RFM nee na nag ci jamono ji nag xelam dal na loolu police nag def na liggéeyam na mu waree ñu déglu ko ci micro Salif Sow. kontaan am na loolu lañ doon ñaan yàlla defal nañu ko. gis ko ci jàmm ak salaam gis ko rek bakkanam. waaw li ma si jot a xam de mooy ci àll bi la rëccee quoi. taw ñëw ba ci benn village. après mu laajte ñu dafa bëgg a dem Dakar. ñu ko il faut nga dem Touba wala Daara. pour mu mën a amee oto Dakar. après si la ñëw Touba. ñu ñëwee Touba léegi waa police bi jël ko yóbbu ko commissariat pour def enquête moom ba xam problème bi def nekk foofu ñëw ko li ma fi jot a for noonu rek ci ña fa nekk laa la wax. ñoom ñoo fi ñëwoon di wax di ma laaj. après ñoom ñoo ma confirmé ne gis nañ ko Touba sax man si laa ko door a jot parce que boobu maa ngi dégg rumeur yi mais man sama ko bokkoon mais bi ma ko gendarmerie waxee laa ko gëm xam nañu li ñuy wax rek dafa leen di leer.
kon borom këru Kumba Kane Mohamed Sarr lay wuyoo ba léegi ci xibaar jàpp leen ne dalab ji ñu dénk wàllum kon bi ci réew àddu lañu jëmale ci mbirum Mayang Diop nekk kon doomu Sénégal bi nga xamante ne dañ ko tëj foofee ca Arabie Saoudite gannaaw ba ñu ko tuumalee ne dafa faat kon ki mu doon liggéeyal kon dalab jëriñ ji nag daal di fësal ne ci jamono ji nag moom Mayang Diop dara okk ko mi ngi ci kon wérgu yaram gu mat ndaxte saa su ne kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa ya nekk foofule ca Arabie Saoudite dañ fay dem di ko seeti di ko nimmeeku ne nag ba ca mujj rek mooy ci ndoxteelu kon at mi demoon nañu fa te nag dañ ko fekk ci wérgu yaram gu mat waaye tamit moral bu nga xamante ni bu mat la ñu daal di fekk ci ñoom dala jëriñ ji nag ne kon sortie médiatique yi ni mel mën na rek daal di nësaxal kon yenn ci ay espoir yu ñu am ngir mën a génne moom Mayang Diop foofee ci kaso bañ ko tëj ca Arabie Saoudite 8h jot na ba teg juróom-benn simili. ak RFM kumpa jeex na. ñu dem ba Mbour ak atte bi nga xamante ni moo ñeel maire bu Mbour jëmee ci cantine yi nga xamante ni def na ko ci place publique bi ñu koy xaarandi ñetti fan ci weeru février bi ñu dëgmal conseil municipaux yi nag ñi ngi jàppale kon moom Fallou Silla ne nag dafa jot ab ndigal ci kilifa ci mairie ci préfet bi waaye tamit ci conseil municipal bi laata muy tàmbali liggéeyu cantine yooyu le conseil municipal bu Mbour nag démb daje nañu ak taskatu xibaar yi soy bu gay lañ ci déglu ci micro Abdourahmane Diallo. délibération am na PV am na te lii dinañ ko waxat weddi du ragal dindi tuuma la. tuuma bi mooy maire jaay na fële bu ko jaayoon tey nga xam ne maire bi dina toj parce que maire nag gënuñoo dëkk ci dëkk bi moomuñu dàq ñoo jàng maguñu bu demee ba am fitu di jaay lu tol noonu dinañ wax fu mu dugal xaalis bi. mais jaay mënu la nekk ce n'est même pas possible coow li matu ko man yaakaar naa ne bu ñu demee vote ñu ne ma yaa fi raw yaa fi nekk ma gagné yow en tant que Mbourois am nga droit lu fi xew loo xamee ne jubuwu la nga ne jubuwuma mais la méthode ba mooy lan nga ñëw fekk ka nga xamee ne moom lañ ko dénk wala te mu def ko nga ne ko lii nga def nii li tax nga def ko lii nga wax nii li tax nga wax ko ñun waa Mbour justice wala ñun waa Mbour leneen d'accord ñu ci lii man kay li may wax ragaluma ko mais li tax ma wax ko mooy bu fa politicien nekkul woon chaque jour bu procès amee politiciens yi duñ nekk seen ginnaaw di leen xelal. ñu ñëw fii ci Ndakaaru ak waa collectif national bi yëmb ñalaru kon ci liggéeyu TER bi ñoom nag ña ngay sàkku ci kon kilifa yi ñu daal di wàccoo ak li nga xamante ni moom la njiitu réew mi Macky Sall doon daal di fësal ci lu ñeel nag ñetti junni njaboot yi daal di loru ci liggéeyu TER bi bokk na ci nag daal di leen jox kon ay këyit yu leen di may ñu daal di dem tabaxi ji feneen waaye aménagé ko itamit def ca viabilisation maanaam ndox meek courant bi dimbali leen itamit ngir ñu daal di mën kon sukkali seen dëkkuwaay ñoomee nag daje nañu ak taskatu xibaar yi ngir rek daal di ñaawlu yéex ñu nemmeeku kon ci procédure yi doxu ñaxtu woowu nag def nañ ko ci kon kanamu Ndongo-Ka suñu ndaw ba ñu nekkal foofee ca banlieue bu Ndakaaru. li ko dalee Tali Diallo ba centre Jacques Chirac waa collectif national bu impacté yu train express régional di fi doxu ñaxtu ay drapeau yu xonk nag ñu takk leen ci fu nekk. ñu doon nag mbooloo mu takku ñoom way manifesté yi daal di takk nag ay morceau yu xonk yore ay pancarte boole kook ay banderole ñu bind ci li nga xamante ni moo di seen ñaxtu. doxu ñaxtu gi ay alkaati yu bëri nag daal di koy encadré léeg-léeg ñoom way manifesté yi daal di taxaw defaraat rang yi boole kook tamit di yuuxu ci kaw la ñuy sàkku. ci biir mbooloo mi mu am ci ay mag te seeni at war a sori loolu sax. lu bari loo xam ne président daf ko joxe pour ñu def ko ci ñun defaguñu ko ba tey gis nga ñii ma àndal nii yaa ngi leen di gis man 65 ans laa am maa ci gën a ndaw. nous avons fait plus de 3 kilomètres. Makodou Fall mooy coordonnateur bu collectif national bu impacté yu train express régional bi. famille yu bëri tas nañ leen bi. c'est le gouverneur c'est le préfet de Pikine c'est le directeur de l'APIX. bu amee problème rek c'est parce que ci ñoom la mën a doon parce que président daf leen instruire jox ay ndigal nee nañu jox ñi nga xam ne dañ leen déplacé ñu jox leen suuf jox leen xaalis
pour ñu tabax ñi nga xam ne ay commerçant nañ ñun leen nañ leen fay ñoom ñëpp seen chèque ba mu jeex tàkk titre notification yi nga xam ne joxe nañ ko mu am ay plus de 600 omissions plus nag ay titre de propriété yi nga xam ni dañuy def ay erreurs matérielles. collectif bi nag ni duñu xàddi ci xeex bi fekk lañuy sàkku amuñu ko boole koog di wutal app ñii di kilifay réew mi. non mënatuñu xaar weer prochaine étape dana métti. Ndongo Ka Thiaroye rajo Futur Média. jaajëf Ndongo Ka wax yi tamit léegi ci njëgub courant bu yokk gi loolu nag dafay wane ne kon politique énergétique bu réew mi dafa daal di lajj loolu nag moom mooy gis-gisu parti réew mi ay cadram ñoo nekkoon ci ab symposium ab kon lël la ñu rek nekkoon ngir waxtaanee nag tolluwaayub réew mi tax nag ñu daal di wax itamit ne faw nguur gi daal di bàyyi xel bu baax a baax ca la muy rek daal di def ci koppar gu bees ba ñuy duppee kon ECO Abdoulaye Diop. ginnaaw ba mu diggee ab wàññite atum 2016 xamle ab yokkute ci atum 2019 ñeel njëgub courant bi njiitu réew mi daal di nay lajj ci politique énergétique am suñu sukkandikoo ci parti réew mi Déthié Fall mooy vice président bi. que le président Macky Sall da ngeen koy renvoyer déclaration bu 31 décembre 2016 nga xam ne dafa jàkkaarloog askan bi yëpp ñu leen année yi ma jëm dinaa wàññi courant bi de 10% kooku déglu ngeen 31 décembre 2019 3 ans après mu taxaw ak Sénégalais yi ñu affaire bi yokk na de 6% ci loolu rek da nga naan échoué na ci politique énergétique même échoué na ci affaire électricité. lay yi nga xamante ni gouvernement bi wax na ko loolee tegewul fenn Khaly Diouf secrétaire général bu kuréelu kàngamup parti réew mi. dañuy jox argument yoo xam ne gëmuñu ne argument yooyu mooy dëgg parce que ñu ngi wax ne ñoom ñu ngi yokk électricité parce que subvention yi la ñu bëgg a wàññi ñu ngi ne dañuy yokk électricité parce que dañu bëgg dëkk yi ci kaw yi am électricité ñun ñu ne loolu en réalité du wax dëgg yàlla bu ñu leen waxee loolu du dëgg ñun dañ jàpp ne loolu yokk électricité bi tey gouvernement Sénégal amu ci choix waa FMI ñoo ko wax ne clairement il faut nga yokk électricité bi. symposium bu kuréelub kàngamu parti réew mi ñu koy amal rek ci yëngu-yëngu yi nga xamante ni parti bi mi ngi koy def seenub taxawaay ci ñeel wàllum yokkuteeb njëgum courant bi ak jàllub CFA ci ECO dinañu ko jël ay bés yi ñu doon mën. ñu wax ba léegi ci wàllum koom-koom ak waa direction générale des impôts et domaines ak acompte bi nga xamante ni nee nañu du ci am kon ab yokkute bu ñu sukkandikoo kon ci ñoom nee nañu prélèvement yi ñuy def ci wàllum conformité fiscale nekk ci téeméer yoo jël fukk ak juróom la te loolee nag la ko tax a jóg mooy daal di rek teggi daan ñi nga xamante ni dañoo lànk bañ ne duñu fay kon seen l'impôt yi Amadou Abdoulaye Badiane dañ ciy déglu moom nag mooy directeur bu législation ak coopération bu foofee ca direction générale des impôts et domaines ñu déglu ko ci jokkoom ak Makumba Bey. xam naa ne peut-être que déggin bi moo leerul ci nit ñi booy lire loi bi acompte bi bokkul ak prélèvement bi acompte bi lu fi nekkoon la depuis 2012 mooy 3%. prélèvement conformité fiscale bi 12% la. alors li indi prélèvement bi du impôt bu bees du wutuñ ci xaalis liñ ciy jublu moo di ne que ñi ba nekk en règle impôt il faut ñu protéger leen ndax concurrence parce que tey ñaari nit bu ñuy jënd ak jaay kii di fay l'impôt keneen ki fayu l'impôt dina am ay tolof dina am ay problème de concurrence donc kii di respecter loi bi mën na jékki-jékki daanu te du mën a nekk dans des conditions de pouvoir bien faire son activité. am na ñu fayul kon. am na ñu bëri ñu fayul et idée prélèvement conformité fiscale bi c'est juste pousser ñi nekkul en règle jéem a nekk en règle surtout ñoo xam ne dañuy yëngatu ci am activité économique di ci yëngatu ci place bi protéger ñoo xam ne ñoom ñu ngi fay impôt par rapport ak ñu fayul. ñu demee bët Saloum Sénégal waxtaanee nag ab jafe-jafe bu fa rek daal di am foofee ca département bu Oussouye ndaxte cours amu fa niki démb te nag du am tey itamit la ko waral mooy jàngalekat ya fa ne dañoo mer kenn ci ñoom la benn kon élève daal di dóor yu métti tax nag kon ay naataangoom daal cay mer ba futu la indi kon coow li mooy professeur ba ñu dóor dafa sàkku rek ci élève bi ne ko booy dugg classe da ngay dindi capuchon bi nga rek daal di sol ndaxte kon loolu règlement intérieur bu école bi nangu ko ci loolee nag la élève bi daal di mer nag rek daal di dóor moom professeur bi dóor ko nag wax naa ko dóor yu métti tax nag moom Ndongo Ndiaye nekk coordonnateur départemental bu kon SAEMS foofee nag ca Oussouye ne nag dañuy daal di ñoom itamit gedd classe yi ñu déglu ko ak Seydou Nourou Ba. comme règlement bi nu mu ko wax élève amul droit porter mbaxana ci biir classe monsieur Coly bu mu dogee mu demande leen mu laaj leen ñoom ñu génne seen mbaxana
élèves yi def ko bu mu liggéeyee retourné mu gis beneen élève mu porté waat mbaxanda bu mu jógee ci loolu mu ne ko yow comme tenue scolaire lañ wax tous les élèves portent de l'uniforme élèves yi yëpp dañoo yor uniforme mu demandé ko mu génne pullover bi comme mënul conformer wu ci règle élève bi génne il a obéi à la règle mu confisqué pullover bi ci surveillance donc bu mu ñibbee këram élève bi ànd ak magam ak papaam ñu dem fekk ko këram ci boobu la ko Ali Ndiaye saaga donc xam nga ci biir njabootam la ko fekk am na humiliation yoo xam ne góor du ko nangu ci boobu la ñu mu am xeex entre moom ak Ali Ndiaye bu Ali Ndiaye gaañ ko ci bëtam waaw tey amul CUSEMS amul SAEMS amul G20 enseignants yi yépp booloo nekk benn bëgg loolu mu dakk parce que enseignants yi du ñu nekk fii ñu leen di xokota donc bi ma ko yëgee dem dafa guddi woon mais woon a représentant syndicat yi surtout de mon syndicat la CUSEMS bi ñu xëyee ñu dajee collège Bukot Jambérin def réunion bu ñu defee réunion bi vendredi defuñu ko samedi bi ñu def ko lundi suñu xëyee dañu def ko 8h ba 9h ñu arrêté cours yi donc ñu dajewaat ci élémentaire bu nekk bu kot na waxtaanaat boo xam nan lañu fan la ñuy mujjee mbir bi. ñu wax léegi ci kon ziara bi ñu amal at bu nekk bu Thierno Mountaga Daha Tall président bu comité d'organisation bi nag ne daanaka la ñu ca rek daal di jëlee lu baax la bilan kon bu leen neex bu positif kon la ñu jëlee ci li ni mel ba ñu jàn ak tasatu xibaar yi nag daal nañu fësal ne ci at yi ñu dëgmal danañu rek daal di indi ay innovation yu am solo rawatina nag amal ay lël ay colloque ngir daal di waxtaanee ci dundu Thierno Mountaga Daha Tall ñu dem ba Louga fekk fa Abraham Paul Pouy moom mi nga xam ne mooy président comité d'organisation bu ziyaare bi nekk tamit doomu xalif bi jàkkaarloo gi nga xam ne amal na ko taskati xibaar yi ngir def bilan bi ci la profito ngir wax coppite ak réforme yi nga xam ne nam mën na koo indi ci ziyaara Thierno Mountaga Daha Tall lu ci mel ni ay exposition ak ay colloque ngir mën a waxtaane dundu ak lépp li nga xam ne Thierno Mountaga Daha Tall def na ko jëm ci l'islam Thierno Cheikhou Omar Bachir Tall moom mooy président comité d'organisation bi. dinañ xool nan la ñuy fexe ba nga xamante ne dañuy mujj su fekkee ne fii la wala Dakar ñu jéem a xool nan la ñuy fexe ba def benn colloque boo xamante ne ziar bi rek lay doon xam nga am na ñu bëri sax ñu ngi koy def seeni dëkk mais Dakar lañ koy faral sax di def waaw def ko ci Grand Théâtre wala nangam fekk nag liñ ciy waxtaane moom mooy ziara Louga bi. jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi ab occasion la woon ngir mu ñaan nguur gi ñu dugal loxoom bu baax te mën a jàppale daara yi. ma ne dimbali daara du dara suñu bañee ñu yelwaani nañ leen dimbali sëriñ daara yi di leen jox ay yére comme ni ñuy defale ñiy jàng ci tubaab gi bàyyi njàng alxuraan bi te loolu nag saa yu amee ci réew xamal ne alhamdulilah musiba am na. Thierno Cheikhou Omar Bachir Tall nag moom nag mu ngi tiire ab bilan bu positif jëm ci 56e édition bu ziyaara Thierno Mountaga Daha Tall mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. RFM bitim réew kon dañuy dem ba Guinée Bissau foofee na Cour suprême daan na jox dogal commission nationale kon bu ñu jagleel wàllum élection ngir ñu daal di kon compté waat xobi tukke kon ci élection ñaareelu tour présidentiel bi foofile ci weneen waxtu nag ñi nga xamante ni waa PAIGC ñi ngi rek daal di mer ba futu kon ci weneen wàll dañuy dem ba foo fekk fa na waa Monkali. décision bu Cour suprême de justice dafa ñëw ci arrêté numéro 2/2020 xamante ni institution judiciaire seddo journaliste yi ci guddi pourtant commission nationale électorale CENE moom dafa rendre public résultat définitif xamante ni dañoo confirmer ni Oumar Sissoko Embalo moom la ñu considéré comme président de la République bu Guinée-Bissau par conséquent Oumar Sissoko Embalo xamante ni mooy président bu bees bu Guinée-Bissau xamante ni commission nationale électorale reconnaître moom dafa am félicitation bu États-Unis d'Amérique à travers ambassade am fii ci Bissau ak bu président angolais Jean Lourenço ak décision bu Cour suprême Guinée-Bissau mun na dellu siwaat ci tolox politique ñuy fàttaliku ne nu mu ko wone résultat yoo xamante ni moom la ñu ne résultat définitif bu commission nationale électorale dafa considérer Oumar Sissoko Embalo comme président de la République bu bees bu Guinée-Bissau
ak 293 350 voix exprimées xamante ni mu correspondre ci 53,55%. candidat boo xamante ni parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC jàppale Domingos Mosquera kooku mu ngi amoon 46,45%. lu ñu mën a yokk mooy ni RFM day continuer de suivre te tamit dellu soit ci réaction yoo xamante ni mun na nekk réaction bu mouvement pour l'alternance démocratique ak ñoo xamante ni ñoo boole ak moomu pour mun a jàppale candidature bu Oumar Sissoko Embaló ci décision bu Cour suprême de justice. Noa Mankeli Bissau RFM xibaaru tàggat yaram gannaaw ba 8h jotee ba teg ñaar fukki simili ñu ànd ci ak Malal Junior Diagne. jàngeen jëf juróom-benneel bi journée championnat Ligue 1 Sénégal la ñu tàmbalee xabaar yi ne ci samedi tey gi ca Déni Biram Ndaw ca stade Djibi Diagne génération foot moo ca daje ak waa SNEPS excellence génération foot kon ñemal nañu ñetti jongante te amuñu ndam ñii di waa SNEPS nekk ci suuf war a kon laaxarti ngir am ay poñ ca Saly ca stade Fodé Wade foofa ne Jàmbaara Fa laaleeg waa Tëngéej FC ñu jàpp itam ci Ndakaaru fii ci Njaareem Guédiawaye ci stade Ibrahima Boy Jaraaf moo fa dee daje ak waa Dakar Sacré-Cœur. Ligue 2 bi itam dinañu ca ne am na ci jongante yoo xam ne des ko tëgg ci samedi tey gi Wakam moo ca dajeek waa Sonacos Jamono Fatick fekk si Africa Promo J Fatick ca Fatick dajal fa waa Port Autonome bu Ndakaaru Amitié FC moom laale ak waa Thiès FC ci waxtu woo xam ne ca Ndar ca Jamina ca stade Mawade Wade Linguère moo fa dee daje ak waa Guédiawaye Football Club. ci wàllu football itam dañoo waxtaanee lii di càkkuteefu président fédération sénégalaise bi nga xam ne ko nangul jëmoon ci daal di yeesalaat stade bi di Demba Diop def ko stade fédéral loolu nag xaatimal nañ leen kayit gi ba jébbal leen lenge yi ñu war ci lëkkaloog FIFA ngir jëmmal lu ni mel Maître Augustin Senghor président fédération Sénégal bu football bi di indi xabaar ci naka la ñuy defee programme googa. état bi dafay mettre da koy jébbal stade Demba Diop ñun ñu jéem ko defar donc loolu nekk lu am solo parce que ça nous permet tey football bi ci boppam jël stade am jéem ko defar FIFA joxewoon na accord maanaam accord am pour mën ñu jàppale ci loolu dinañu wut yeneen partenaires yoo xam ne nañ ko def stade boo xam ne stade bu moderne la mujj ayib boo xam ne tamit dina may aujourd'hui ñu xam nañ jafe-jafe yu équipe bu Dakar yi mais équipe bu Sénégal yi parce que Demba Diop mën na ñëwee mooy stade bi nga xam ne moom la Sénégalais yi gën a miin ñëpp doon ko jooytu donc loolu dinañ ko mun saaf. président ndax am nga xayma ci koppar yi ñu war a def ci stade bi ngir mu bés peq mel ni ngeen ko bëggee. dinañ nag door ci li nga xam ne études yi la mun na ko ñu xayma li nga xam ne coût construction yi maanaam lu muy jaar travaux yooyu foog ñu indi ay techniciens ay architectes ak ñi nga xam ne seen xel màgg na trop ci wàllu li nga xam ne mooy xayma li jëm ci ay affaires travaux de construction koppar bu bari lay nekk du weesu loo xam ne xëy na bu ñu bëggee def stade bu jekk lu weesu lu gën a suufee 1 milliard donc loolu yëpp 1 milliard yooyu nag ak lu teg mun na ko ëpp mun na dem ba 2 milliards mais ci suñu gis-gis fédération dina am lu mu indi FIFA tam na si jàpp nañu wut ay sponsor aussi bu fekkee tam am na wala boo xam ne état bi mën na ko indi état bi na ko def mais li am solo rek mooy ci diiru xëj na benn at ba benn at ak yàlla ñu am stade boo xam ne stade bu mujj ayib la bu weesoo loolu tamit nañu xool fi léegi étude di jeex bu fekkee ne am nañu possibilité na mu sax mu jëm ci affaire yi championnat wala yeneen pour ubbi benn partie pour mën di organiser match championnat yi nañ ko mun def fii ak mois de mars daal nañu def étude yooyu yëpp bu fekkee mën na ne ñu commencé football en attendant travaux yi di mun démarrer xëj na bu si njeexteelu saison bii di ñëw. programme ba tey dañ ciy des di ko waxtaanee mooy Sénégal Guinée Bissau war naa am ci weerub mars jëm ci natt gi ñoo natt réew yi war a qualifié ci Coupe d'Afrique 2021 ci Cameroun. kii nag di Aliou Cissé entraîneur équipe nationale bu Sénégal bi amoon na càkkuteefu toxal yëf ya yóbbu ko ca Ziguinchor waaye càkkuteefam googa Maître Augustin Senghor gàntal naka lu tax ñu ànd ceeg Salif Sow. match football Sénégal Guinée Bissau du am ca Aline Sitoé Diatta stade bi la homologué wuñ ko maanaam waa CAF joxuñu waa Sénégal ndigal ngir ñu amal fa compétition internationale. Aliou Cissé sélectionneur équipe nationale bi daa bëggoon match bi di ñëw ci éliminatoire CAN 2021 bi ñu war a footballee ca Cameroun ñu amalee ko ci diwaanu Ziguinchor loolu kon le journal Record bu àjjuma bi xamle. Augustin Senghor président fédération Sénégal bu football xamle ne loolu mënta nekk. fi ñu toll li ñu mën jàpp rek ne mooy loolu mënul antu parce que stade bu nekk rek moo mën dalal équipe nationale surtout match Coupe d'Afrique il faut que ñuy def li ñuy wax homologation li ma jàpp rek fi ñu toll stade Aline Sitoé Diatta defuñu procédure bi saisir wuñu woon CAF pour loolu donc mënul ne yëg mois de mars nga xam ne yegsi na ba pare ñaari weer moo ñu dese balaa match bi ñaari match bi ñëw. kon match Sénégal bi dañ koy footballaat ci diwaanu Thiès foofa la ñuy des nakarlu woon nañ nag match bi weesu dañ fa footballoon contre Congo pelouse ba na mu meloon
ñu bari nee nañu woon baaxut match booba Sénégal moom moo ko gagné woon 2-0 la dooroon Congo waaye waa fédération Sénégal bu football seen mbébét nee ñu mooy équipe bi footballee région yi nekkee ci réew mi yépp Augustin Senghor. yéene fédération depuis ay at mooy doon sagoom équipe nationale nekk équipe nationale Sénégal yëpp ni ñuy jouer Dakar mën ko jouer Thiès actuellement mën nañu am possibilité jouer aussi Ziguinchor ci ay weer wala at yi di ñëw wala tamit pourquoi pas Saint-Louis Kaolack wala beneen ligue rek parce que suñu ngëneel mooy askan wi Sénégal fu ñu mun nekk ñu mun a jege seen équipe. Sénégal dafa war a football ak Guinée-Bissau weeru mars bi di ñëw la war a am moom moo nekk ñetteelu bëccëg ci waajal bu ñuy waajal Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Salif jërëjëf ñu lay kon tëj affaire yi ak wàllub football bi ca bitim réew ca Angleterre nag jàppale ni ñu ngi ci seen ñaar fukk ak ñetteel bi journée ne tey ci samedi gi Watford bu Ismaïla Sarr moo dee daje ak Tottenham di équipe bu José Mourinho. Manchester United moo jee dajante Crystal Palace bu ñoom Cheikhou Kouyaté Newcastle ak Chelsea daanu amal dajante West Ham war cee laale ak équipe bii di Everton ci Espagne moom ñaar fukkeel bi journée la ñoo tàmbali ne Real de Madrid bu Zinedine Zidane moo jee daje ak FC Séville Alaves jëm ca Levante Osasuna daje ak waa Valladolid Eibar moom Atlético Madrid la dee kon dajel Italie nag daanu ko amee itam ay programme foofa ñaar fukkeel bi journée ba léegi ci la ñu nekk ñoom ne ci samedi gi Lazio Rome mooy laaleeg waa Sampdoria de Gênes Torino laaleeg waa Sassuolo Naples bu Kalidou Koulibaly ak waa Fiorentina jaajëf lii moo di ko doon fës ci xabaar yi jërë ngeen jëf ci déglu bi nu yendu jàmm